rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi noo ngi leen di nuyu xamuñu ndax dañ leen di wax bon appétit wala dañ leen di wax ngeen sieste ak jàmm waaye nag fu ngeen mënti ne fu ne ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara nuyu ñi nga xam ne itam ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñu boole ci cofeel gu dul jeex nemmeeku leen ziyaara leen daal dee dem nag dugg ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi masalu coono malade yi fa tëdd ñaan yàlla mu yëkkati leen te bañ a tëral kenn macha allah. acteur de la santé itam noo ngi leen di ñaanal bu baax a baax mën gi yokku sama xel sax dafay dem ci ki nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllu santé wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp loo xam ne daal ñu ngi ko bëgg ci réew mi yàlla na ko yàlla defal te ku ko nuyu ku ne di nga ci boole président de la république moo tax ñu ngi koy nuyu daal dee dem nag itam tey seeti ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci prison yi nattu du bàyyi kenn te ku yàgg ci àdduna ku ne di nga ñam ci yi fi am mooy yu neex yi ak yu naqadi yi ànd ak lu mënti am bu nu gëmee sunu borom rek incha allah lu mënti am rek yàlla dana ko wàññi bu baax a baax a baax saa bu ñu fi toogee itam xel dafay nekk ci ñi nga xam ne ñoo ne ci mbënd mi ñaan yàlla woyofal loxoom bu baax a baax ba nu gaaw am fu ñuy dugg yal na ko yàlla def képp ku nekk ci tiis ñu ngi sukki tam sa wet di la massalu bu baax a baax ñaanal sunu wasila yu baax yi sunu wayjur yu baax yi nga xam ne ñu ngi doon ànd ak ñoom yàlla dogal lu ko neex ñuy ñaan yàlla tas ñu ci seen barke yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe bisimila leen ngeen ànd ak seen émission wareef ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ñuy waxtaanee nag thème boo xam ne ñépp la soxal macha allah moo xam couche bu waay mënta nekk rek thème bi daf lay laal muy wàlli logement di wàllu cherté bi nga xam ne moo nekk dëgg-dëgg ci ñi nga xam ne ñooy loué diggante locataires yi ak bailleurs yi diggante bailleurs yi ak locataires yi autant pour moi diggante la boo xam ne lu waroon mën a yomb la Ndoye Bane xaw ma nag li tax jafe-jafe di ci am waaye kaay ma dëkkal la nangu naa dëkk ngay fay normalement problème warul am waaye Eva Tra day dëkk ba ci yàgg gis ne fi ñu ko dëkkal dafa cher lool xolam daa dee jeex ñeneen dab ko mu daa dee am li muy am li cay xew ca bismillah Ndoye Bane jaajëf ji ziar kilifa diine kilifa aada gan gi toog ndax xam nga ne dama kontaan ci moom ci recevoir ko fii oui gan gi de moom jàmbaar gan gi moom daa bari soppe kaar macha allah waaw yëg nga ni day jaay xeesala kan moom day jaay ay pàccal ak ay akeñ ay tof sin zel ak ay yëgoo man wareef laay def wareef ñu yemale waxtaan bi ci wàlli ay laax yi jigéen ñi naan laax xaw ma li yooyu lay jaay man boo ma xoolee xam ne xaw ma loolu moom day jaay yooyu bismillah jénn ba Seydou Ba ci kanamee ñu jox la kàddu gi di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr wallaay di ziar sëriñ Mansour Cissé bu xalifa bu Pire gu rëy di ziar notable yëpp di dalal tamit gan gi xaritu bailleurs yi xaritu locataires yi xaritu tamit agence yi moo xarit ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum bâtiment xam naa ne tey moom dina ci leeral lu bëree bëri lu gars yi dina bu ci suuf ak li ci kaw ak lan mooy problème ndax moom taskatu xabaar sama xel dem na itam ci Marie-Louise Cissé xam nga bu ma soxlaa dara tribunal dama ko naan Marie-Louise kaay toog fii ñu jàkkaarloo sama rakki xool boobu waaye itam bu ma soxlaa dara ci lu jëm ci wàllu foncier wàllu logement damay woo Ajaratu Jeena ba Seydou Ba salaamaaleykum waaleykum salaam Eva di la gërëm bu baax a baax sa invitation bi Ndoye Bane buñ ma jiijoon sax jaay terrain sax wala loué sax ma ne waaw waaye jaay xeesal moom waaye woo nañu pël si buum soo la góor gu baax bi toogoon fi nee na xam nga bii tuuma jafe naa wéet waaw en tout cas merci Eva c'est un plaisir partagé ak yéen plateau bi c'est la première fois depuis que télé bi existé depuis que voilà le groupe Futurs Médias existé ma bokk ci genre émission bu mel nii donc mu nekk expérience bu bees pour man sànq wax nga ko tasum xibaar bu ñu daal di orienté vers l'immobilier et le foncier ci la ñuy yëngu moo tax tey dañ fi toog en tant que journaliste parce que ñu bëri ñu bañ a réeree mbir ne par exemple du ñu ay experts mais lépp lu ñuy wax dañ koy sukkandiku ci ay informations yoo xamante ni dund nañ ko mais ay informations aussi yoo xamante ni dañ ko jëlee wittee ko ci ay borom xam-xam yoo xamante ni seen xel dafa màcc lool ci wàllum suuf ci wàllum dëkkuwaay ndaxte mën nga sax bañ am expérience bu mag ci wàllum dëkkuwaay mais boo ko dundee rek di nga xam la ca biir waaye xam ca say droit ak say devoir dafa nekk itamit lu am solo.
xam nga droits et devoirs ñoom ñaar ñoo def benn fusion boo xam ne boo ci dindi beneen ba du mat. tout à fait boo waxee droit da nga wax devoir boo waxee devoir wax droit. tout à fait ñaar yooyu àla kuli xaal. ñooy ànd mbokk mi toog di ñu seetaan mën nga wootee ci 88 628 22 22. 88 628 04 05 jiñante mi nag doon lu bare lool agence yi itam ñoom itam bi ñu ñëwee dafa mel ni dañu gën a jafeel mbir mi am na itam ñoo xam ne bu ñu du ndax thème boo koy def itam ku ne dana la bind ku ne dana la woo ñoom dañoo jiiñ état bi ndax nee nañu daal état bi bu doon dafa war a nekk arbitre dafa jaaxaan rek tëdd di seetaan te nag nañu xam ne wàllu foncier wàllu logement bu ci état bokkulee loolu pour que mu jaar yoon dana fe lool la sam papa doon wax paix à son âme nee na nekk ñu ci cour du roi Péto nga xam ne ku nekk lu la neex nga def ko déedéet mbir dafay ànd ak ay charte ñu teg ay règlement ñu war ko respecter locataires yi am seen droit bailleurs yi am seen droit ku ci am itam histoire boo xam ne daf la concerné nga dund ko mën nga woote ci émission wareef ndax ñun di leen tàllal nopp di leen déglu wax dëgg yàlla partager ak yéen li ngeen dund bokk na ci liy baaxal émission bi comme ñoo ko bokk daal Dieynaba Seydou Ba ñu ngi lay wax bismillah jiñante bi daal bare na. waaw jiñante bi bari na mun nañu wax ne que responsabilité yi aussi dafa partagé mais jiñante bi di ko indi soxna Eva mooy que ne que peut-être locataire bi du xam li mu war a def waaye aussi bailleur bi du xam li mu war a def ak li nga xamante ni moom mooy wareefam. te loi dafa tëral li nga xamante ni moom mooy wareefu locataire ak li nga xamante ni moom mooy wareefu bailleur tey jii nii jafe-jafe yi ñuy dund yëpp balaa ñu yegg si kon ci li nga xamante ni moom mooy jiñante bi mooy accès au logement tey jii nii yaakaar naa ne accès au logement du rek nga am sa kër boo xamante ni da nga koy louer. maanaam yow nga dem di louer mais accès au logement dafa bokk ci tamit que mu nekk yow que mu nekk Ndoye Bane ñoom ñu mën a jënd kër ci ay conditions yi nga xamante ne mooy conditions yu mucc ayib te yaakaar naa ne bu ñu amoon accès au logement bi nga xamante ni moom mooy accès au logement bu war yaakaar naa ne tamante dëmm bi am ci diggante locataire ak bailleur yaakaar naa dina bari naam parce que ñëpp nañu nekk propriétaire mais dana wàññeeku bu baax a baax. donc fan yi maa ngi leen di dégg ngeen di waxtaan voilà am kii association yi ñëw nañ fii am nañu seen xel màcc ci wàllum kon tabax ak yooyu ñëw nañ fi mais Eva est-ce que xam nga ne tey jii nii bu ñu ñëwee ci tamante dëmm boobu noonu que ne que déficit logement dafa am. parce que ñu bëri dañuy waaw dëkk bi dafa metti tabax yi dafa metti mais dañoo war a xam ne que dañoo am ay jàngat yu bëri yu ñuy def tey jii nii benn kuréel bu ñuy woowee ONU Habitat dañuy def ay jàngat chaque fois ñu ne tey par exemple fii ci Sénégal ak ay dëkk Afrique yu bëri ñu ne tey 15000 logements la ñu war a tabax at bu nekk pour mën a résorber maanaam wàññi bu baax a baax lu jëm ci jafe-jafe yu ñuy am ci wàllum dëkkuwaay. te loolu question bu ñuy posé mooy est-ce que ñun suñu dëkk yi c'est-à-dire que depuis ñu am indépendance ba léegi lan la ñu jot a def ci wàllum dëkkuwaay. tey luwe neex na lool wax dëgg yàlla. wala ñu ñëw ci jafe-jafe yi nga xamante ni locataires yi ñu ngi koy am dëkk neex na lool mais li gën a métti ci sénégalais yi parce que loolu laay gis saa su ne mooy ñu am as tuut waaye ñu mën a am accès au logement te loolu boo koy seet dafa mel ni dafa nekk utopie mooy loo xamante ni da nga koy génte rek waaye doo si mës a jot te dafa am ay mécanismes yoo xamante ni tëral nañ ko dafay seeral dëkkuwaay bi de telle façon que ne que yow mi di loué daanaka mën nga sax dee ci loué nañ ma jéggal ci kàddu bi mais loolu mooy dëgg c'est-à-dire que da ngay loué éternellement que ne que yow di nga dem say doom doo leen fi bàyyil benn bien immobilier boo xamante ni tey jii nii ñoom dinañ ci mën a sukkandiku pour mën a oyofal seen dund parce que xam nga bu nekkee sama papa day loué mari day taali yàlla jël ko mu bàyyi ñun ñuy loué donte sax ay xale lañu du ñu am li nga xamante ni dañ koy mën a suturloo pour dem fay location loolu dafay nekk benn cycle benn genre cercle sociétal bu metti boo xamante ni askan wi dañuy continuer di ci nekk. donc il faut que ñu teg loxo tout le temps ci li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe ci wàllum jot dëkkuwaay laata peut-être ñuy wax jafe-jafe yi ñuy am ci wàllum location parce que l'un ne va pas sans l'autre benn bi moom mooy conséquence su beneen bi. soo waxee accès au logement. ñan ñoo war a accéder ci logement yooyu ak naka la ñuy def pour accéder ci. accès au logement mooy mu nekk man mu nekk yow wala mu nekk ki ñuy seetaan. bëgg am kër
comme ni mu koy waxee que mu nekk dans le secteur privé wala mu nekk dans le secteur public wala mu nekk koo xamante ni dafa nekk ci secteur informel parce que lu nit yi peut-être réere mbir mooy que ne que presque plus de 70% de suñuy nit yi ñi ngam ñi ci secteur informel la ñu nekk maanaam du ñu ay fonctionnaires amuñu CDI amuñu CDD ñoom dañoo nekk ci secteur informel maanaam jaaykatu gerte yi mécaniciens yi commerçants yi ñi nga xamante ñoom ñooy voilà def commerce bu nga xamante ni voilà structuré wul maanaam amuñu bulletin de salaire ak yooyu ñooñu ils représentent plus de 70% de la population donc xam nga ne ñooñu am nañu doole ci askan wi donc que mu nekk ñooñu que mu nekk ñi secteur nekk ci secteur public bi wala ñu nekk ci secteur privé bi ak loo mën a am nu mu néew nga mën a jot ci wàllum suuf loolu la ñuy wax donc logement social fan yële yaa ngi doon suivre ci conseil présidentiel bi ñu doon def ci wàllum accès au logement social. logement social bi ñu daan ay jamono HLM moo ko fi yoroon ak SICAP yi. voilà justement ñoom ñooy levier wu nguur gi pour mën a dimbali askan wi ñuy daal di accéder au logement. mais Ndoye Bane tey est-ce que mën nga ma wax yow depuis peut-être nga xàmmee tey jii nii SNHLM. ak SICAP lan la ñu jot a def ci wàllum tabaxin dëkk tabax ci wàllum dëkk kii dafa laqati sama lañ sax dama ni bu njëkkoon dañ doon gis ni SICAP da daan def location vente HLM ak ñoom seen mais quelque temps léegi dafa mel ni loolu dafa amatul lan mooy problème bi suuf mu lañu amatul ñoom état bi moo leen joxatul suuf wala suuf moo amatul ci réew mi SICAP ak SNHLM mun nañu wax ne que doo dugg par exemple fii ci Ndakaaru te doo gis benn koñ ñu ne la fii nii SICAP la parce que bëri na SICAP yi mu bëri na ci réew mi am na aussi ay disons am na ay koñ yu bëri yi nga xamante ne SNHLM aussi ñu ngi koy def nañ ko jaay nañ suuf donte sax bi nekk ci Kër Massar am na ay jafe-jafe ba tey président kon dem fa am na aussi yeneen programme yi nga xamante ni def nañ ko lu mel ni Parcelles Assainies ñun fi ñu dëkk unité 26 loolu SNHLM moom moo ko rek daal di joxe et nag ci ay prix yi nga xamante ni ay prix yu abordable mais en son temps c'est-à-dire que 89 peut-être ñun voilà 89 ñun la ñu toxu si par exemple au niveau des Parcelles Assainies presque àllu la woon donc foofu amoon na potentiel mais ça fait maintenant des années ñaari kër yooyu nga xamante ni ñoom ñooy levier bu état bi pour mën a adoucir wala mën a alléger un peu li nga xamante ni moom mooy wàllum accès au logement ñooñu amatuñu doole boo xamante ni dinañ mën a dimbali askan wi pour ñu daal di am kër wax nga ko location vente te nag gis nga Eva affaire location bi ñuy wax ak bailleurs yi di xulloog ñii di xeex ak werante di am seen biir rek loolu lépp lu koy régler problème mu logement fii nii man ci sama gis-gis ak peut-être expérience bi ma am ak borom xam-xam yi may waxal mooy wàllum location vente loolu donc moom moo war a mën a tey jii nii. maanaam wàllu logement social daal ñu taxaw ci. mooy tënk waxtaan bi. même sax bu nekkul location vente parce que xam nga en fait en terme de tabax dafay am li nga xamante ne ay standing la day am koo xamante ni day nekk maison économique am maison sociale après mu am logement social mu am boo xamante ni standing bu yemamaay la am standing bu moyen am benn haut standing ku ci nekk ak li nga xamante ni yow war nga ko mën a joxe mais peut-être li nga xamante ni moom moo ci avantage bi mooy tey jii nii par exemple bu nekkee Ndoye Bane dafa tabax par exemple benn programme moom mu nekk promoteur mu tabax benn programme ci ay mécanisme ak ay ndimbal peut-être yi nga xamante ni ci nguur gi la ak yenn bailleurs de fonds parce que location vente il faut que mu am moyen bu ma la joxee benn appartement par exemple à 16 millions mu ne ma par exemple d'ici 25 ans yow da ngay fay tant de mille ngay fay par fin du mois bu ñu demee à terme yow yaay moom kër gi. très bien Dieynaba dégg nañu bu baax a baax nga tënk lool sa waxtaan ci accès au logement waaye comme ni nga ko tuddee tantôt jaaykatu gerte bi nga xam ne daal moom dafa loué fële ca Pikine ca Fass ca ñaari tali wala feneen moom ci ay jafe-jafe yoo xam ne yu ponctuel yu taxaw la nekk ba nga xam ni kër gi mu dëkk cher na ñu ngi ci jamonoy mbënd mu fay ko sax danaka jafe contexte corona ñëw itam taxaw ñu gis ne location bi cher na lool Dieynaba torop location bi nag la ko tax mu cher nag mooy nag tabax bi dafa cher Eva. tabax bi cher na suuf si cher tabax bi dafa cher. parce que aussi xam nga il ne faut pas toujours ñuy jël faute bi yëpp di ko xëpp ci bailleurs yi. du tout waaw am na ñu bëri ñoo xam ne dañ naan noo kër yi dafa cher bailleurs yi dañ ciy laxas jaan. xam nga tey jii nii par exemple benn bailleur par exemple nga jënd sa suuf je donne un exemple boo xamante ni peut-être moom mooy gën a récent fii kër góor gi. terrain mën na ko am par exemple à moins peut-être de 100 millions am na ñoo xamante loolu lañ koy jaayee gis naa ko wala 80 millions 100 millions nga tabax def ci sa investissement ça te revient presque ay voilà 500 millions
te xëy na mbënd mi foofu dafa silvissé rek waaye mbënd mi ngi fépp dafa mel ni nag ay zone la rek yii gën a métti yii gën a bari donc investissement bi nga xamante ni bailleur bi mi ngi koy def c'est-à-dire que il faut que moom mu amortir ko ci c'est-à-dire que mu nekk dans un moyen ou long terme moom dafay fexe daal ba mu amortir ko suufu géej bi. En général quand tu loues une maison wala benn immeuble nga loué ko 50 ans ou disons 30 ans day fekk amortissement jot na mais location bi day continuer di cher. mais bul fàtte ne que par exemple bu nekkee ko bailleur boo xamante ni par exemple dafa tabax wax nga ko d'ici peut-être quelques années mu amortir mais dëkkuwaay la boo xamante ni par exemple yow sa kër da nga ko war di ko réfectionner. parce que ku dëkk day ñëw yàq bu génnee yow après nga ñëw defaraat yenn saa yi sax day am ñoo xamante ni du ñu sax d'accord ak li locataires yi di def dañuy leen di génnee ut seen ay astuces généralement astuces yooyu noonu dinañ ci ñëw ci kanam. parce que am na mën nga ci xuus. parce que c'est le moment parce que am na loi bi lu mu wax. tey jii di par exemple su ma amee sama kër ma bëgg a génne par exemple Eva. il faut que mu nekk ay raisons yi nga xamante ni bu nekkee man maa ngi fay bien sûr sama location. il faut que nga ne ko par exemple man damay defar sama kër pour dëkk fi. voilà léegi bu nekkee yow defaroo kër gi pour yow dëkk fi personnellement boo defaree kër gi ba pare da nga ko war a joxaat Eva bu nekkee Eva intéressé wul boo koy mën a jox keneen temps nag bi ñuy defaree kër gi amul kenn koo xamante ni am na droit dëkk ci kër gi lu dul koo xamante ni yéen a bokk deret loolu bu nekkee bailleur bi def na ko su la neexee mu nga ko yóbbu ci yoon donc loolu ñu bëri xamuñu ko te léegi yenn saa bailleur yi dañuy jël astuce ne dañuy defar kër gi mais boo génnee rek ñu dem jox ko keneen koo xamante ne voilà mais Dieynaba est-ce que xam nga loolu mi ngi gën a bare ci jamono bi nga xamee ne itam wàññi nañu président wàññi na loyer bi mu wàññi loyer bi ñu gis quasi totalité des Sénégalais finalement dañu génn ci biti dañ leen a génne soi-disant damay defar sama kër wala yooyu yow yaa ngi nekk ci mais loi bi lañu xamul woon ci dara waaw mais loi bi la ñu xamul woon parce que déjà ku lay génne il faut mu jox la 6 mois pour jox la préavis ne la par exemple damaa bëgg nga génne d'ici 6 mois ci 6 mois yooyu daf lay permettre par exemple nga am kër feneen foo dëkk bu nekkee sa doom yi dañoo nekkoon ci zone boobu noonu ci wàllu jàng seen école nga mën leen a transférer et cetera bëri na ay njombatu yu sew yoo xamante ne moom moo nekk ci biir 6 mois yooyu noonu mais bu nekkee borom kër gi dafa ñëw ne la par exemple weer bi di ñëw dama bëgg nga génn yow locataire bi taxawal nga ne ko du ma génn parce que nekkul ci yoon voilà maintenant locataire yi nag xamuñu seen ay droit yenn saa yi itamit ñàkk xam seen ay devoir mais bailleur bi aussi li mu war a def ci wàllum kër gi ak itamit la mu yelloo ak locataire bi daf ko war a matal may ñu ci tuuti ci yi mu war a matal pour que ñu xam ne locataire bi ñuy seetaan xam ne bailleur bi am na yoo xam ne moom la tege am leneen loo xam ne locataire bi la tege ndax keroog une bonne dame a appelé ici di wax mu ni gis nañ ne locataires yi xamatuñu seen droit Eva Tra day dëkk ci kër gi loke bi yàqu mu dem woowi bailleur bi ni ko mu ñëw def comment ça se passe en fait bu nekkee par exemple yow da nga war a louer déjà yi def état des lieux ñu xool li nga xamante ni kër gi loolu moo fa am ak surtout par rapport ak commodité yeeg yi ni mel déjà par exemple borom kër buy tabax rek bu commencé à partir de 4 étages buy dem 5 étages dafa war a am ascenseur obligatoirement à partir de 5 étages moo tax nag promoteur yu muusi 4 étages dañuy yemale mbir mi c'est-à-dire que pour bañ a ay feem la yoo xamante ni fii ngay gis 7e étage am sax normalement à partir de 4 étages boo xësee ba taxawal 4 étages 5e étage bi il faut ça c'est obligatoire dafa nekk ci code construction yow da nga war a wut ascenseur donc loolu benn la yow léegi bu nekkee par exemple commodité yi nga xamante moom nga waxaloon ak borom kër gi yëpp da nga ko war a dafa mu ci biir dafa war a mat et tout maintenant yow bu nekkee dafa am lu yàqu maanaam ay gros travaux mel ni par exemple mur bu fissuré peinture bu yàqu wala par exemple lavabo bu xar ci digg bi loolu la ñuy duppee ñu par exemple les grands travaux loolu borom kër gi moom mooy ñëw mu defaraat ko et tout mais bu nekkee lampe brûlé na bu nekkee loke yàqu na bu nekkee par exemple fenêtre bi xale yee ci doon fo ba xotti moustiquaire bi ak yeneen yu sew yi nga xamante ne mi ngi ci kër gi te ñu war ko mën a defar yow locataire bi yow yaa ko war a defar mais nag loolu yëpp dañ ko war a stipuler ci contrat bind ko ba mu leer te fii nii locataire yu bëri du ñu enregistrer seen contrat non duñ ko enregistrer te impôt dañ ko war a dem enregistrer au niveau des impôts et domaines loolu moom mooy tax yow en tant que locataire nga mën a aar sa bopp parce que bu nekkee yow nguur gi
nangul na la ne yow par exemple loué nga kër Ndoye Bane ba nga loué kër Ndoye Bane ñëw nga même sax bu nekkee contrat bi 6 mois la renouvelable nga dem nga enregistré ko la nga cay fay bariwul ça dépend juste de yow li ngay fay ci wàllum location loolu yow dalay aar ba pare wane ne que yaa ngi ci règle jërëjëf Dieynaba merci ñu jox kàddu gi Ndoye Bane location sax moo bëri ay porox ndool ak ay feem ak ay mangoog moo tax ñenn ñi itam njaayeen yi léeg-léeg sax da nga dem ak sa bailleur ca tribunal ba comme justice itam dafa xaw a am sew-sew mujj bi nga mujje tooñ di nga dem ca tribunal ba naan wiiw may gañe mujj bi nekkate nekkoo ci benn ci man moom dama ba leen naan bal à terre laay def Dieynaba parce que dégguma la de bal à terre man affaire dama koy wàcce ba ci suuf wax li ma waxoon depuis début ba laay waxaat population bi dañoo sonn torop ndax location bi nit a ngi loué kër nekk fa ci biir te su añee sax du reer dëgg pour suturaal boppam moo tax mu loué loolu noonu loi bi yàggoon na fi président bi ñëw génne loi bi tegaat ko ñu woote ko pour ñun nit ñi tegu ci yoon lañu waxoon ci loi ba lépp tey ji su fekkoon nit ki doon fay 100 000 francs après loi ba 2 ans après mi ngi fay 200 000 francs ca la nga xam ne lañ ko doon jël bailleurs yi dañoo doubler fi mu nii seen location bi fi mu nii 4 mois la ñuy laaj fi mu nii dañuy dem bay laaj bulletin de salaire après teg la choc ak Covid bi ñu jógee nit ñi génnuñu kenn génnul liggéeyul ñi nga xam ne amuñu woon lu ñu fayee jamono ji ñi ngi am ay problème di dem tribunal di ñëw ñi nekkoon ci mbënd mi jamono ji ñi nekk ci mbënd mi ñëpp kenn liggéeyiwul ñëpp a ngi ŋacc te su weeru dee ñun la fayal dëgg la nekkuñu Côte d'Ivoire nekkuñu Burkina Faso dañu nekk ci dëkk boo xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañu séeréer yeeg tukulóor yi ñëpp mën nañoo coow nii mais ay mbokk lañu loolu yërmande boobu bailleurs yi nga xam ne yaa ngi jonjoon ci ñoom di waxtaan ak ñoom agence yaa ngi waxtaan ak ñoom ñu ci bari yaa ngi waxtaan ak ñoom est-ce que ñoom am nañ réellement yërmande ñi loué fi nga daanelee lay ñëw ci wàllum yërmande googu bailleur bi moom peut-être am na ñu ko am na ñoo xamante ne par exemple ba Covid bi ñëwee ñoom dañoo ne par exemple dañuy xool naka la ñuy waxtaanee ak seen ay locataires pour mën a tey daal di wàññi wala ñu defal leen ko moratoire ñu fay ko. donc yërmande am na ñu nga xamante ne am nañu ko. donc ñu ngi koy daal di kii wax nga ko dëkk bi dafa metti mais damay jël benn exemple Ndoye Bane. gis nga ba ñu Covid bi ba mu ñëwee mu dëgër et tout. la lañu waxoon ne président Macky Sall dafa war a wàññi location bi. mais président Macky Sall mënut a wàññi location bi xam nga lu tax parce que maîtriser wuñu nombre de bailleurs yu nekk par exemple fii ci suñu réew. parce que ils sont rares les bailleurs yi nga xamante ni dañuy defar seen immeuble am seen bien immobilier xam ne dañu koy louer ñu dem déclarer au niveau des impôts et domaines. c'est rare. loolu tam daf ci am. normal rare ñuy dem déclarer yow yaa ngi am sa ay revenus. ma nga xamante ne mu nekk revenu mensuel que mu nekk revenu annuel da nga war a dem déclarer parce que yow da ngay jël ay revenu da ngay gagner xaalis mais ci xaalis boobu ngay gagner da nga war a fay impôt te par exemple en France président Macron dafa amoon ay allègements yu mu amoon ci wàllu location bi ci Covid bi mais ñu ne dañu ko war a reproduire Sénégal man leen la ca France du ca Sénégal parce que fii nii da ngay gis benn Dieynaba Seydou Ba bu tabax du mus a dem au niveau des impôts et domaines ne man tabax naa am naa 4 appartements sama kër dama koy louer. kon ça veut dire que bailleur bi ci boppam bu buggee nekk en sécurité faaw mu nekk en règle. fayuñu impôt ëllëg mën na ko protéger bu ñu leen redresser rek problème am. bu ñu defee redressement fiscal problème am. xam nga Eva loolu lan moo tax par exemple mu baax tey jii nii par exemple bailleur dem di enregistrer au niveau des impôts et domaines mooy genre cas yu mel nii. catastrophe bi ñu am mu jëm ci wàllu pënd mi wala problème bu ñu am ci wàllum Covid bi. parce que tey jii nii bu ñëpp demoon enregistrer tey dinañ am benn base de données pour xam que ne par exemple au Sénégal y a par exemple tant de nombre de promoteurs yi nga xamante ne promoteurs privés. wala ñu am ay bailleurs yi nga xamante ni muy man muy keneen ñoom ñoo tabax seen immeuble di ko louer. bu boobaa état dina leen woo ne leen voilà non da leen di woo ne leen par exemple yéen da ngeen war a fay lu jëm ci wàllu fiscalité léegi fiscalité boobu noonu baal naa leen ko waaye baal bi ma leen di baal dafay répercuté wu ci njëgu location bi je ne sais pas ndax comprendre nga li ma wax waaw waroon naa mën a ne pour locataire bi mën a féex. voilà pour locataire bi mën a féex noonu la ko état waroon na mën a defee day dem ci bailleurs yi. ñu xam par exemple ñaata bailleur moo nekk par exemple fii ci Sénégal ñu ne ñoom de dinañu cotiser tant ci impôt tous les ans wala tous les mois nii lañ koy defee maintenant état da leen di woon ne leen dëkk bi situation bi nu mu mel nii dëkk bi am na feebar boo xamante ne kenn liggéeyu léegi yéen. dañ leen di baal seen impôt yi ngeen di fay waaye baal boobu noonu dafay répercuté wu ci location donc ça veut dire que tey ku doon fay 100 000 francs mun na fay par exemple 60 000 francs wala ki doon
fay 100 000 francs mën na fay 40 000 francs selon zone. moom laa dégg kenn doon wax rek ne entreprise yu mag yi nañu fexe dugal seen loxo ci mbënn ci Covid bi bu ko defee bu ëllëgee ñu xool naka la ñuy arrangeante ci wàllu fisc ak yooyu. defe naa dégg naa débat boobu quelque part aussi Dieynaba. am na keneen koo xam ne nee na démb laal ngeen yéen a ngi wax ne côté ñaari tali. voire HLM dañ lay louer location boo xam ne dafa cher bu mel ni yaa ngi dëkk Almadi loolu nag du ngeen ci wax. waaw mais zonage bi la. xam nga par exemple def naa benn émission ak Ahmed Lo bu ma maison.sn pour ñu xool zonage bi c'est-à-dire que par exemple am na fenn foo xamante ni mètre carré bi dafay cher. mètre carré lu muy jar par exemple ñaari tali mètre carré jarul loolu au niveau de Pikine jarul loolu au niveau de Kër Massar jarul loolu au niveau de Diamniadio donc propriétaires yi tamit ci zone bi nga nekk ci la ñuy calculer ñoom itam seen location maa ngi lay jox exemple Kër Góor gi nga xamante ni caaxaan du la fa tax a jox may am appartement boo xamante ni que 2 chambres salon donc juste pour dire que yenn saa yi borom kër yi aussi dañuy réfectionner seen kër def ci yenn commodité yi comme li ma doon waxee matériel de construction yi par exemple bu ñu ko wàññi woon dina tax location bi gën a yomb mais aussi bu ñu yombaloon ciment bi mënta cher ba pare ñu ne ñu ngi wàññi location ciment bi xam nañ cee yokk tuuti dañ ci yokk waaw parce que fond boobu xaalis boobu ñu ci yokk moom la ñuy dugal ci fond bi ñu jagleel wàllum habitat donc moom la cimenterie yi di fayeeku di ko jox kon nguur gi bu ñu dugal ko ci fond bu ñu jagleel wàllum habitat. Très bien. ba tey yooyu leer na am na keneen kuy poser question nee na moom dafa jaaxle parce que da ngay gis immeuble yoo xam ne dañ ko tabax te du am parking. normalement dafa war am parking normalement dafa war a appartement bu nekk war na am benn parking xam nga en fait loolu moom mooy code construction dañ ci tabax dañ ci tënk que ne que par exemple Almadi amoo droit par exemple def tant étage waroo ko def ci biir code construction dañoo ne yéen ñi nga xamante yéen a daje ay miir waroo par exemple tabax kon bu amoon ku jug pour redresser loolu mais waa ñamu war a mbaal dinañu bare jëna parce que tey damay Descos moom la gendarme yi yor ñu ngi leen di njaay la Njaay waaw ñu ngi koy nuyu bu baax da ngay gis Eva dafay dëkk ak yow xëy suba teel tiim la soo dee añ ak sa njaboot di reer ak sa njaboot yëpp ñu ngi koy gis léeg-léeg nga gis ci tabax bi ma am lu may arranger sama kër bañ ndox mi taa sama kër alors ma jël ko nekk pip mu dugg ci kër Dieynaba nga xam ne bu ndox mi ñëwee li mu doon dugg ci man yëpp day dem directement kër Dieynaba mooy muy mitoyen mais amuñu droit tabax amoo droit ubbi ouverture par exemple ci kër bi nga xamante ni yéen ñaar da ngeen a bokk même mur bi loolu dañ cee wax tellement mais aussi il faut dire que waa Descos par exemple ñoom ñi ngi def liggéey bu am solo sur le terrain parce que yenn saa yi ñu suivre leen ñu dem yenn saa yi ànd ak ñoom ci seen ay liggéey comme ni ko doomi baay di defee ak gendarme yi dugg ci seen biir brigade yi xool un peu c'est normal parce que xabaar yi ñoom ak flic yi ñoo yem mais nag seen dispositif par exemple peut-être nit yi ñu war a am foofu noonu moom moo rek daal di doyul et comme disait benn ministre de l'habitat on peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen day am loo xamante ni sa responsabilité citoyen la moom moo koy rek daal di appeler nga xam ne lii du rek dëgg nga def ko da ngay gis yenn saa yi si ay dëkk ñu ne la par exemple fii warta dépasser tant de étage ne la yow boo tabaxee da nga war a def parking loolu moom mooy yoon ne la bu demee ba yenn étage yi il faut nga def parking souterrain mais duñu respecter mais Dieynaba Ndoye Bane li may def ree dama wax sama xel li ma naan xel léeg-léeg day sore décidément boo doon wareef juróom fukki at itam boo koy tënk yépp dafay daal di dem ci comportement suñu réew mi daal du développé wu fileeg développé suñu comportement parce que soo duggee ay ñaari tali Grand Dakar Grand Yoff soo duggee ci banlieue ñaay cokkeer sama fief waaw bailleur wala barrière yi fii tabax immeuble bu normal respecté normes yi bari wuñu des fois da ngay tuxu sax da ngay am problème mu dugal say fauteuil wala say lal ci fenêtre bi nga koy jaarale maanaam fauteuil yi day xat-xat boo xam ne ñaari nit sax xajuñu ci des fois nga gis ay immeuble yoo xam ne mi ngi bëgg a daanu bailleur ba di continuer di ko louer bailleur ba dëkku fa de ma nga dëkk feneen ma nga dëkk Almadi Fass démb Fass defe naa madame Ndour ci kanam sax dinañu tegal boobu élément am na kër goo xam ne démb da ngay gis gars ñu continuer di ko louer am ay nit yu inconscient tamit dem di fa dëkk mu leer leen ni bâtiment bi soo nee waaw mu daanu
léegi nag loolu noonu tamit est-ce que. dañ leen a war a génne. dañ leen a war a génne waaw. dañ leen a war a génne bailleur bi koy loué nag. waaw mais bailleur bi sax dañ ko war a topp ci yoon normalement. parce que par exemple puisque commune Parcelles la xaw a maîtriser tuuti par exemple. foofu waaw dafa mel ni fépp benn la voilà dafa am benn direct dafa am benn service mêmes. boo xamante ni ñoom par exemple ñoom ñooy recenser kër yi yàqu yi. c'est-à-dire que tey sama kër yàqu na am na gis nañu plafond bi xaw na affaissé wu tuuti wala kër gi xaw na màgget ñoom ñooy recenser kër gi léegi bu ñu recenser dañuy def ay lettres de sommation. dem ne waa kër gi kat dañoo gis ne kër gi baaxul maintenant dañuy indi suñu technicien pour sonder kër gi un peu pour xool ndax kër gi baax na dëgër na ba léegi wala. donc après bu ñu paree loolu ñu def liggéey bi après ñu defaat seen ronde pour joxe ay lettres pour wax nit yi que ne da ngeen war a génn. mais nag Sénégal nag tamit. lu neex waaye dafa lu neex waaye. Badou li ci bëgg a wax yëpp. waaw du xaj ci télé. xaj ci télé boori koppe la xaw ma tant que amul catastrophe rek benn tali pharmacie koppe am na benn kër bu fa nekk boo xam ni dañ ko luye woon ba ñu ñëw génn nit ña fa nekkoon ñi et tout bàyyi ko noonu mais film ni nit ñi commencé nañ fa jox léegi et puis tamit soo demee ci yenn milieu fii à Dakar am na ci ay milieu yoo xam ne bâtiment yu eggul yi wala yenn bayal yi nga xam ne dafa la xaw a laq eggul ay nit ñoo fay dem defal fa ay barak moomuñu ko de ma fekk Evatra mu am fondement benn terrain noonu bàyyi ko man ma ñëw defar fa barak di ko louer ay nit ay 30 000 ay 20 000 ay di ñëw di ko fayeeku si loolu te loolu mi ngi ci am fit la bokk mais loolu ak te xoolal man keroog ci mbënn mi laa découvrir loolu mais bi ma demee ba dégg bët loolu te puis dafa bari ay baraag yu mat nañ ay 200 baraag. maanaam fu nit warul dëkk sax nit warul dëkk occupé ko. mais parce que sénégalais par exemple dafay gis lu vide. bëgg ko transformer en business. démb loolu laa doon wax démb quand on est parti à Kër Massar ay xale yu ndaw yi nga xamante ni dañoo waroon par exemple xalaat leneen lu dul. liggéey xaalis ci mbënd bi la ñuy liggéey da ngay ñëw ñu defar mooy bidon 20 litres yi la ñu jël defar ko comme genre embarcation yow léegi boo bëggee traverser da ngay yéeg et léegi ñu defal ko fu nañ ko def par exemple loo xamante ne ci maye la wala dara parce que man j'ai pas compris mais 500 francs ngay fay donc je peux juste te dire que ne que bu ñu gisee benn vide rek dañ koy daal di exploiter mais à qui la faute kan mooy responsable bi borom terrain bi fa nekk tamit war na gis loolu di ci muur bëtam wala dëkkandoo yi fa nekk du boole c'est pas un truc de boole mais je pense que ne que dëkk du rek voilà moom sa kër mais dafa am dëkk am dëkkwin ak li nga xamante ne moom mooy sa entourage te yaakaar naa ne nit tamit bu amee kër du rek ne damay bale sama buntu kër rek un point trait mais yow sa entourage dafa am solo ñi fa war a dëkk ñoom tamit ñoo war a dénoncer loolu ndax ñu mën a jël ay sanctions agence yi nga xam dañuy yokk location bi nag agence yi bu ñëw gën a sonal tamit population bi de du agence yëpp mais est-ce que agence yi ñoo yokk location tey ji agence tey ji Ndoye Bane day tabax immeuble am amin neel amin rek neel amin waaw na amin xam naa dama koy waaj a tabax ni damay louer sama appartement 200 000 francs woo benn agence bi ne ma tuuti na yokk ko maanaam xelal ko coacher ko dugal ko ci yooyu ba waaji borom kër gi d'accord borom kër gi soo demee ci moom directement waxtaan ak moom mën na la louer kër gi ci par exemple 150 000 mais su demee ci agence yi dinañ yàq xelam ba mu yokk ci ne ko loué ko 200000 xam nga que appartement bi ligsi na xoolal li nga ci def maanaam yàq xelam maanaam askan wi wax ak borom kër gi directement moo leen gënal dem agence parce que suñu demee agence ñooy dugal borom kër gi ci laaj ko 4 mois laaj ko bulletin de salaire laaj ko mais loolu ci ay agence certaines agences voilà bien sûr waaw loolu moo wax ne du agence yi ñu teg foofu am na dañ fa teg suñu loxo parce que ñu teg foofu loxo waaw parce que mbir moo gis itam dafa am ñoo xam ne novice lañu dañu bees ci situation bi am na ñoo xam ne dañu maîtriser affaire kër ba nga xam ne duñu jël yëpp rek sas ko agence bi dëgg la dañuy confier seen kër agence mais ñu ngi topp ci ginnaaw xam nañu lu xew am keneen koo xam ne day mel ni Evatra day jël këram jox ko agence bi koy bindloo moo koy signéloo moo koy cas de figure yooyu yëpp dafa am jenn bari waaw parce que ma ne la da ngay wax yenn ci ay agence parce que xam nga dans un milieu day am toujours ce qu'on appelle des brebis galeuses ci métier yëpp day am ñu nga xamante ni par exemple bu ñu ne lii mooy yoon ñoom dañ naan lii du yoon leneen li mooy yoon donc ci agence immobilière yi aussi ça existe da ngay gis benn Ndoye Bane wax nga ko tabax immeuble allahuma amin mu ne par exemple 200000 laa koy loué agence bi ne non loué ko par exemple tant de mille mais da ngay gis aussi yeneen agent immobilier yow nga bëgg a louer 200000 ñu ne la attention zone bi ñu nekk
ak dëkk bi nu mu méttee mu war nga ko mën a louer par exemple 175 000 wala nga louer ko 150 000 dafa fekk moom ba mu commencé le juum ndax balaa ngay louer waroon nga dem seeti surface corrigée ñu dimbali la ba xam yow sa bopp nga xam ci lan mooy valeur c'est ça c'est important mais aussi xam nga agence immobilière yi ñu ngi leen di attaquer dëgg la am na si ñu nga xamante ni c'est des agences qui sont vraiment ay voilà liggéeyuñu keroog maa ngi dégg suñu kenn président bu association locataire yi ne par exemple libéralisation bi moom moo tax mbir mi demee nii mais tamit dama ne am na si benn moment bi nga xamante ni peut-être wax na dëgg mais wujje tamit fu mu amul tamit am na si loo xamante ni du neex de wujje waaw yenn saa il faut que ñuy ñàkkante parce que benn télévision rek bu amee du neex il faut ñu libéraliser pour ku nekk mën a indi sa expertise mën a indi mu nekk concurrence loyal mais beneen affaire bi balaa ma koy fàtte par rapport ak li nga xamante ni moom la ñuy fayeeku tey jii nii agence amul droit laaj la 4 mois chaque fois dama koy wax normalement 3 mois la benn mois d'avance parce que yow balaa ngay dugg da ngaa war a fay c'est-à-dire que mois bi ngay dugg da nga war a fay ak benn mois bi nga xamante ni boobu moom mooy caution bi ak beneen mois bi nag agence bee ko moom parce que nag wax dëgg yàlla agence immobilière yi nga xamante ni ce sont des agences bien constituées et structurées ñoom ci xaalis boobu la ñuy fonctionner te nag ci xaalis boobu aussi la ñuy fay seen impôt parce que fii nii ku fi am NINEA am registre de commerce rek da ngay fay impôt. léegi lu tax locataire bi war a fay agence bi lu tax borom kër gi ko dénk këram waru ko fay. mais parce que noonu la parce que c'est-à-dire que dafa mel ni ñoom mooy nekk trait d'union entre par exemple locataire mooy nekk trait d'union entre locataire beeg bailleur bi. xam nga yow par exemple nit dina soxla ci yow. agence kan mooy nekk trait d'union. agence bi yow nit dina soxla ci yow. mu jaar ci mari. par exemple. dëggal fa mu génn waaw. mais dëgg la. waaw nit dina soxla ci yow mu jaar ci mari. waaw du mën a accéder ci yow mais day jaar ci mari. tey jii nii par exemple un bailleur mënuñu ne par exemple mën na am toujours jot di lijjanti yenn détails yi. léegi da ngay jaar ci agence bi nag dañu am ci benn pourcentage bu ndaw boo xamante ni ñoom ñoo ko ci jël à la fin du mois. ñoom ñoo lay gérer sa immeuble. mais beneen problème bi nga xamante ni ñii bokk immeuble am nañ ko mooy cet gi. ci wàllum espace yi nga xamante ni ñoom ñoo koy bokk. maanaam kaw terrasse yeeg escalier yeeg couloir yeeg. mur yeeg boobu dugg nga ci waxtaan bu am solo. su fekkee tabax bi baaxul tamit. mooy gestion wu copropriété. kooku tam beneen mbir la. parce que léegi dëkkuwaay yi tam ça pose problème. loolu beneen problème la. su fekkee tabax bi tamit baaxul. ban tabax tey jii par exemple da ngay xool tey jii bëggoon naa nga ñëw ci wàllum juridique soo tabaxee sa kër mbënn mi ñëw par exemple taw ndox mi dugg sa biir kër fees fa dell léegi nag loolu noonu est-ce que borom kër bailleur bi lan moo ciy nekk responsabilité. il faut demander d'abord est-ce que kër googu sax assuré woon nañ ko parce que bu fekkee ne ñu bëri duñu assuré te ça dépend même ci ban package nga jël. tey jii soo tabaxee kër go soo tabaxee. yaa ngi wax sujet boo maîtriser. nga ni assurance bi. assurance non moom dañ cee assurance dinañ ci ñëw. gis nga dafa ñëw ba ci Eva. non plateau yàgg naa joxe thème bi mu koy waaf. mani nanguwul ñu dugg yaa ngi wax sujet boo maîtriser Eva moom ngay def ci plateau Amina Poté qu'on embrasse très fort gis naa ko ci suba mu sañ seen mbubu mu rafet ma kontaan daal man def tagal kontaan nañu ci moom Amina ñu ngi koy fóon salaamaaleykum mbokk bi ci ligne bi da nga ñëw ba fii bëgg naka ngeen koy waxee xeer bi daal ma la ci bàyyi buñ la sànni xeer da ngay waaf salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah na nga def. sant yàlla bu baax di kontaan ci sa woote. alhamdulilah merci dama bëggoon participer ci émission Ndoye Bane bi. ay ca bisimilah Ndoye Bane a ngi lay déglu. actuellement dafa am benn kër goo xam ne gi dañ ko loué ci VDN bi depuis bu ñu loué ci kër gi dafa am xet puisque poche bi baaxul. alors borom kër ga bi nga xam ne nekk nañ fa pendant at mun ñu fexee ba nga xam ne bii alors que noyyi ci biir kër ga. ñu beneen kër rien que pour ñu récupérer déjà suñu caution au niveau de Dakar problème la. alors que avant bu ñuy loué kër ga ñu nag moom ñoo retraité woon directement. bi nga xam ne tox nañu ba pare moo bëgg ñu indil ay affaire agence te agence amu ci woon te jox nañ ko 3 mois de location on s'appelle madame Diouf. donc alors actuellement ñu ngi koy topp pour ñu delloo ñu suñu caution mun ñu ko jot ci mu ngi ci VDN bi ci wetu cimetière yi. alors léegi actuellement normalement ñun xamuñu fan la ñuy jaar pour mu delloo ñu suñu xaar te kër gi c'est inhabitable parce que xet bi nekk ci kër gi kenn mënu fa dëkk. dëkk bu leen fa woon bi ñëwee fosse bi jotuñu dëkk. dañ dafa ne fosse bi leen sonal boobu bi yëpp kenn mënu noyyi.
tey ñoom ña nga fa yéen a nga fa ba léegi nii. xam nga nag boobu tam. dossier la Dieynaba ma dollil la ci xam nga lii la ñuy wax ci contrat. c'est ça. booy jox nit ki kër li ne ci kër gi yëpp war nga ko wax mu leer. moom mu signé nga signé ngeen déggoo ci. naka ngeen koy waxee bii contrat bu dolosif la. parce que am na benn yëf bu ci ne te waxuloo ko nit ki ba mu dugg xam nga si Sénégal. kooku day rompre contrat bi. fii Sénégal loo ëppalee nit da nga koy wan. il faut agence yi wala bailleurs yi xam ne kii toog loué seen kër. du baadoo la du nit ku ñàkk il faut ñu xam ko des fois da ngay gis borom kër goo xam ne day xaw a xeeb sax ñi mu luwe. dëgg la. di leen ñàkk kersa di leen manqué de respect yooyu su fekkee ku ñàkk su fekkee da nga nooy. ñu dog a dëgg te loolu ci yarin wi la rek. wala mais loolu tamit bu dafa bari. wala il faut beaucoup faire attention doy baan li nga wax dëgg la. wala nga luwe nit këram nit a ngi luwe ma ñëw. nit a ngi luwe ku luwe këram ñëw dëkk ak yow. c'est ça. man ma luwee sama kër ba noppi. ñëw dëkk ak yow. ah oui loolu day am na. il faut que nit ñi def naa mais démb si reportage bi ñu def au niveau de Cyprès bu Rufisque. waaw pa bi ñu interrogé moom këram Dakar la ne. waaye bëgg a jege par exemple ay mbokkam à Rufisque moo tax mu bàyyi mu luwee këram Dakar. dem luwee ji kër cité Cyprès. waaw des fois nag da ngay luwee ci immeuble nekk fa. borom kër gi dëkk fa. di la commandé di la yuuxu. wala jabaram wala ay doomam nekk fa di la manqué de respect. te weeru dee nga fay leen su li ñuy dundee yow yaa soo leen fayul duñ lekk. ba pare respecté wul la xam nga kaw terrasse bi maanaam pour ñu bokk ko problème la fóot ma escalier bi comme ni nga ko waxee. day tilim salté maanaam des fois am na ñoo xam nag ñi dëkk ci immeuble bi ñoom ñoo salté. dégg naa suñu salté dañuy yàq sa kër. waaw am na ñoo xam dañoo dëkk ci kër gu ñu dëkk ba jóge fa dootoo fa bëgg a dëkk. loolu moom lu am la. am na de mais xam nga loolu lan mooy solution bi. déjà par exemple bailleur bu respecté wul locataire yaakaar naa respecté wul sa salaire. c'est-à-dire que ki lay jox xaalis par fin du mois bi ngay suturlu. je pense que ne kooku boo ko respecté wul ci yar bi la ci profondeur yar bi la. sama gis-gis nee nañu bu la nit xeebee da nga koo war a yedd yërëm ka. c'est ça yërëm ko ndax bu yëgoon li xew ci àdduna du la xeeb du lay après ma ñëw ci nañ bàyyi jenn ba tey ñoo bàyyi jenn ba ayca ndoy ban jël ka allo oui allo nga fàtte dénkoon nañ ko fi wareef mu daw na kan ci moom mi dénk nañ ko fi wareef da nga fàtte gérer la yombul kan la moom gérer kan yombul ndoy baan waaw dafa daw de la def ci wàllu lan production ba wareef waaw xalelu TFM la rek. ci loowu xalelu TFM yi laa ko dugal. te loolu dafa bari de immeuble yu salté yi. mais xam nga lan moo koy faj. lu koy indi mais lu koy indi mooy ay comportement mais li koy faj. moom mooy que ne que par exemple boo amee benn immeuble. dañuy am li nga xamante ne moom mooy cotisation wu syndic. tey boo fayee par exemple sa location mu am par exemple ngeen déggoo yéen ñëpp ñuy dëkk ci immeuble bi ne dañu jël par exemple 5000 francs chaque fin du mois pour fay kenn koo xamante ne moom mooy nettoyer immeuble bi c'est-à-dire que partie ngeen fay ci gardien bi fay ci aussi lumière yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser par exemple ci couloir bi fay ci ki nga xamante ne moom mooy nettoyer au quotidien escalier yi couloir yi kaw terrasse bi et cetera mooy partie yi nga xamante ne moom mooy partie commune wala borom kër gi ci boppam buy louer moom ci biir njëgu location bi mu dugal ci loo xamante ni voilà mu inclure ko ci nga xamante ni moom lépp lu jëm ci wàllu entretien kër gi dañ ko rek war a defar Ndoye Bane pare yow boo dëkkee ci immeuble normalement façade bi sax façade du kër gi da nga war a di ko rafraîchir c'est-à-dire que te loolu syndic de copropriété de ta personnalité mais oui te loolu syndic de copropriété moom moo koy lijjanti fii ni benn société laa fi gis ne ñoom ñooy lijjanti wàllu woowu ña nga ci point E je vais pas citer donc seen benn philosophie laa ci am ku dëkk ak keneen ku safaanu ci immeuble bu la yóbboo muñ c'est ça bu sañoon di yow xëy na yow doo bëgg doon moom xaw ma nag ndax li may wax li ngay wax nii moom loolu moo war a am mais ñi ci immeuble den du xamante sax ku nekk yaa ngi jaay sa morom tubaab allo ku nekk yaa ngi jaay sa morom affaire dégg samay doom gën a dégg du France say doom yooyu yëpp daf ci am maa ngi pare joku allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. di participer ci émission bi. ñu ngi lay déglu. waaw di leen wax ne rek dégg naa seen émission bi waaye am na locataire yoo xam ne tamit dañuy def yenn erreur yi parce que man am na ku ma xam koo xam ne sama benn mbokk la moo koy duyoo woon. toog na ay at
nanguwul fay. ay at. léegi fayee weer bi ñu bàyyi ko mu toogaat du yàgg du fay. mu yoreel borom kër gi ëpp nañ ay juróomi million. dëgg la. ëpp na ay juróomi million. ba pare gaaraasam ci boppam. ko doon ko donc. ñàkk fay moom ku ñàkk jom la bokk loolu moom. béykat dafa transformé garage su jàmbur loué ko coiffeur ba pare di fayee di toog borom négocier na pour mu jéem ko dimbali pour mu fayee ko ndànk nanguwul lu mot ñeenti at mu yore këru jàmbur. ñeenti at quand même muy fayee weer bi ñu di buñ ko yóbbee lii mu ñëw jooy ñu yërëm ko baal ko am na temps mu ne dafa am lu muy jaay kooku mun na cee jël mu remboursé ko loo xam ne ci liggéeyu kër la. léegi bu ko kooku waxee mu dem kooku ki doon liggéey commencé cee jël ndekete yoo weer ba dee mu dem mu ne agent bi du fay parce que ñooñu dañoo jël marchandise ci moom te moom mu ngi yore lu mot dem naa ak lu war a mot ci 1 million. lu mu yóbbaale. donc nag borom kër yi ay taat dinañuy bëgg a def tamit lu baax mais yërëm nit di ko bàyyi moom. dañuy def lu baax sax dañuy def lu baax. ba pare yàq kër gi dañ ci dépensé rek ba defaraat ko bu bëri la ba ak rey ay xar dugal gas ko suul ko xaw ma ay loolu lan la doon nuru. ci yàlla suul ko ci biir kër gi yàq na kër gi complètement. c'est vrai loolu du dëgg du yoon. du dëgg du yoon xam nga nag bu la ku mel ni Ousseyn madame Sidibé loué. da ngaa dem ba foog na yaa moom kër gi. bu la neexee toog ca doo fay mooy indi benn at ñaar waaye quand même dëkk kër jàmmut benn at ñaari at. ba juróomi at kon ki la loué gor la baax na. non mais dafa juróomi at. am na ci ñoo xam ne. juróomi at la wax dëgg doy baax. soo gisee borom tey jii soo loué nag nante ko xam yoon. xam fa muy teg tànkam. fayu la. di la jaayee ne c'est parce que dafa am lu mu la xamal man mus naa loué. déedéet doy baax. waaw defal ndànk rek. mi yaa teel ma sa xarit. man loué léegi nga ni dellu si waat. man loué naa ci kër. li tam borom kër gay sàcc courant. ma romb ko chaque timis dama koy gis muy sàcc courant. ma toog bala 15 fayu ma moo may bëgg a sonal man ko dama lay boole wax ne da ngay sàcc courant bàyyi ma ba ma am mu bàyyi ma ba ma am. nga ni ko. waaw da ngay sàcc courant. ba pare ma lay fay nanga ma bàyyi tout tranquillement mu bàyyi ma. dafa am xam nga ma boole ci ree am na fu ma ko jéem waaw dafa am message yu neex yi xale yi di yónnante rek ci WhatsApp. am kenn koo xam ne mu ne ci naka la ko ñag yi waxee maa téye sama bailleur ci poñ. depuis que ma fekk ko ca kër Coro ba mu jaaxaan. mu ne nii man may bailleur moom mooy locataire bi. nga xam keneen ki mooy. renversement de situation. su fekkee nit ki xam na ne yow mii. déclaré woo affaire bi. ci yoon waaw doo fay taxe doo fay impôt su la fekkee ki waa ji fayu la soo ko porté plainte est-ce que soo demee ci yoon sax duñ la laaj est-ce que déclaré nga ko voilà su fekkee déclaré woo loolu su fekkee yow xam nga ni déclaré woo sa kër gi nii da ngay ragal dem ñu boole la sax parce que ñu bëri ñu ñuy redressé généralement sax dañ leen di boole seen bailleurs yi seen locataires yi ñoo dem boole leen voilà su demee impôt boole na ñu xam dara itam mais loolu yow xaloo loo fayee lu was loolu tey xam nga loolu ne tim yi am na ñuy seetaan ñoo xam ne xamuñu ci loolu de ki la loué dafa war a fay impôt su fekkee fayul impôt soo ko fayul tamit su la porté plainte du mujj fenn mais lépp nag jeena ba dina ci dolli ca contrat ba njal benn contrat bi lu ci ne daf ci am solo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay déglu ci émission wareef. waaw na ngeen def. ça va ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. waaw en fait dama bëggoon juste intervenir rapidement si yenn point yeneen yi ngeen soulevé. léegi nii maa ngi dégg ngeen wax affaire impôt sax ça tombe bien. dëgg la parce que effectivement borom kër dafa war a di reverser impôt. mais am na possibilité tamit te loolu xam naa borom kër yu bari tamit duñ ko xam soo tabaxee ba mu àgg. bu dee am nga certificat de conformité. bien sûr bu nekkee ne da nga amoon autorisation de construire. am certificat de conformité. mun nga dem au niveau des impôts ci kër gu bees nga ñaan leen exonération. d'impôt sur les revenus fonciers. ñu may la ko pendant 5 ans doo fay impôt sur les revenus immobilier boobu maanaam pour li nga loué parce que. yaa ngi doog a tabax pour que nga mën a nekk à jour. voilà donc loolu. possibilité la pour ñi tabax. D'accord. pour que pendant 5 ans
yow loolu doo ko fay. d'accord. deuxième point bi ma bëggoon wax mooy man damay joxe par exemple li ngeen wax yëpp am na yu bëri yu ñuy wax gis nga Sénégal tamit ñun tamit dañu war a seetaat suñu bopp. ñu ne amoo droit tabax doo ci def parking man damaa tabax ma def ci parking. waaw. ñetti appartement moo nekk ci kër gi ñetti parking moo nekk ci kër gi. c'est ça. ci suuf yëpp pratiquement parking laa ko def pour locataires yi. dëgg la. locataires yi mënuñu dugg ci parking bi. waaw. parce que waa koñ bi dañuy ñëw gaare ci. gaare ci buntu kër gi. mais madame loolu rek thème la fu ñuy gaare oto yi rek thème la thème. mais parking bi ci ci buntu bi lay nekk. parking bi mais est-ce que sa diggante ak maire est-ce que réglé nga ko foofu. parce que diggante ak maire réglé maire maanaam autorisation lañ lay wax ñu bañ parce que loolu en réalité sortie de garage loolu même code de la route sax dañ la ko sortie de garage amoo droit garé kenn du fa stationné. amoo fa stationné mais xam nga lan moo ci gën a subtil ndoy baan mooy que ne beneen côté kër gi c'est-à-dire ki nga jàkkaarloo. waaw kooku amoo benn emprise ci buntu këram. te gis ngeen koñ yi ni ñu xatee. dëgg la te garage bu nekkee ni nit suñu koñ yi bu amee kenn ku gaare ci beneen côté bi yow doo dugg. c'est vrai mais c'est parce que bu ñu def urbanisme ni ñu respecté kii tracé yi. dëkkandoo bi da ngay naan ma sama buntu kër laa gaare. mais moom dafa empêché keneen ki mu dugg ci biir donc parking yaa ngi fa toog di xoole. dëgg la Sacré-Cœur la dëkk. mais am na ku la fii sànni xeer nee na ndax yow Sacré-Cœur nga dëkk. non dëgguma Sacré-Cœur. parce qu'ils ont le même problème en fait. c'est vrai. c'est un problème à Sacré-Cœur surtout VDN. c'est ça Sacré-Cœur VDN parce que man foofu laa dëkk mais loué wu ma ko. foofu beneen xeex la. ndeysaan. oh très bien. problème yi bari na nee na li mu wax rek thème la. thème la. projet que lii problème mu dëkkandoo la. mais nag man damay incriminer waa impôt et domaine. ndax dama leen di sànni xeer tey. si yow wool ma ñoom madame Dianko Yaama. waaw waaw awa Niansa ak sama xel dem na ci Kumboy Dieng. waaw directrice ba woon. Adja Sena bu ci am wuy leen. oui ma waaw parce que. waaw voilà parce que xam nga bañ a wax Mamboy. donc très bien voilà parce que je pense que ne que lii nii war na leen yee. ci ñuy gën di communiquer. c'est vrai waa impôt domaine dañoo ragal communication ba. c'est-à-dire que c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais parce que eux ils ne communiquent pas ils ne communiquent pas de manière pas de manière agressive mais aujourd'hui population yi li ñuy wax ni yëpp tey dañ ko soxla xam tey. waaye communication dinaay dégg ci seen jargon ñuy wax da ngay agressé tuuti. non communication. da ngay leeral rek am na fu muy toll. mun nga am une communication agressive mais on dit tout le temps ñun ci suñu li ñu jàngal ne que trop de communication aussi tue le produit c'est-à-dire que c'est pas pour comme li Macky Sall doon wax. pour un rien ne trop de communication tue la communication. voilà xam nga saf nga ree nga saful nga ree yenn saa yi di nga saf ree lu jara ree sax boo ko reeyee du safe donc ñàkk xorom waaw da ngay ñàkk xorom mais bu nekkee da nga war a communiquer voilà saful wax voilà mais nga communiquer ci période bi nga war a communiquer nga wax ci période bi nga war a wax waa impôt domaine dañ ko war a xam parce que am na ay njombartu yu sew yu nekk ci wàllum dëkkuwaay taxes yi ngay fay sooy jënd kër comment naka ngay def par exemple am bail pour dem titre foncier naka ngay def nga am délibération nga dem titre foncier ñoom jamono yi passé rek defuñu fi plan naka plan yaatal waaw mais plan yaatal lañ koy def ñoom dañuy communiquer ci par exemple journal nañ ma baal ay soleil journal officiel yi foofu lañ koy rek dugal alors que ne que communication tey jii fu ñu toll c'est visuel communication voilà tey da ngay ñëw toog ci télévision wala nga dem ci rajo nga mën a expliquer li nga xamante ni moom la nit yi mën a gëm parce que ndaw si lu mu wax nii par rapport à exonération ci wàllum boo tabaxee sa immeuble bu bees c'est très 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 important tey jii nii bailleurs yi bu ñu ko xamoon tey du ñu ragal parce que dañoo ragal impôt lu ñu ragal tey bu ñu paree tawa seen immeuble ba pare ñu dem au niveau des impôts ne leen man de tabax naa immeuble bu bees waaye nag damay ñaan exonération fii ak juróomi at maintenant à partir de juróomi at nag dugal leen ma ci programme bi nga xamante ni su ëppul 5 millions da ngay fay benn ni ñuy woowee CGU contribution globale annuelle voilà CGU unique je pense unique waaw c'est chaque année global unique CGU macha allah très bien Dieynaba dëgg-dëgg dañu kontaan loolu ci dalal la ndax gis nañu yi nga fi indi yëpp macha allah ban yaakaar la ñu mën a am ci gis na HLM doon doxalee mu doxal ko SICAP nu mu doon doxalee mu doxal ko parce que tam SICAP mi ngi fi depuis année 50 mais ñoom est-ce que amati nañ foncier ñooñu mag fuuf gis nañu c'est l'ère des promoteurs daf mel ni ñu ngi génn
di dem boori Petite Côte beeg waaw yooyu ay jaxerat mais yooyu bu ñu man de génn nu namm ñuy naa def ko maa ngi nuyu bu baax a baax Basirou Ka. Tabax. ñaanal ko yàlla mu defal ko jàmm. ma ne bu ñu génn nu ñuy def. waaw oui parce que Dakar amatul place amul benn mais place. amatul place sax l'avenir c'est au niveau donc des nouvelles villes. parce que dañoo jël ay pôles urbains tabax ko c'est-à-dire que bëgg ko tabax. Jëlal toll na ci ligne bi ci 27 pôles. bon jëlal mais jëlal ñoo bokk jëlati ci ligne bi. allô allo. allo salaamaaleykum. dafa mel ni wareef baatu wareef lañ tàmm. ba salaamaaleykum. yow ma ngeen na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ça va yéen may dégg. ñu ngi lay dégg. voilà man en fait dama amoon benn xalaat ci sujet bi. ñu ngi lay déglu bu baax. di wax ne entre bailleur ak locataire. disons c'est des relations un peu sensibles. man nag dama gisoon na ñaari façon bailleur parce que am na ñoo xam ne yàlla daf leen jox alal ñu def seen immeuble. dëgg la di ko louer en général dañ koy jox sax ay agence ñu leen koy gérer. am na yeneen bailleurs yoo xam ne peut-être dañ nekkoon seen kër di liggéey ba retraité tabax seen tabax bu joxe ko pour mën ci dundal seen njaboot. Voilà je pense que kooku il faut que aussi dans ce sens-là nit yi. bàyyi ci xel. dans ce sens-là daal nit yi xaw ci def très attention quoi. dëgg la dëgg la. et j'ai vu que itam en général ñooñu su ñuy nekk en relation directe sax ak kii yi dañuy am yërmande. dëgg la moi j'ai vu il est arrivé man personnellement joxe sama kër pendant 6 mois benn kër boo xam ne le gars n'a pas payé. j'étais obligé nga dem comme niñ koy waxee en justice ça te prend encore 1 mois. ça faisait 7 ans et 7 mois voilà il n'a pas payé. bon nga xooloon relation yi nga amoon ak famille am tax ba lim la amaloon yëpp da nga ko mun nga bàyyi ko mu dem. bi mu demee yàqoon na sa kër de telle sorte que dépense nga fi lu mat peut-être 1 million. soo ko gën joxewat am nga la bon justice mayoon naa nga topp ko mais relation mën na tax ba loolu nga bañ ko topp. dëgg la. boobu un cas la beneen cas am na ku ma jot koo xam ne je vous dire il est arrivé ma bañ a yokk location mu jékki-jékki ne moom moi je sais que vraiment nit yi ñu ngi yokk mais man yokkal naa la temps donc locataire si boppam. dëgg la. ñëw na la yokkal naa la temps parce que xam na ne waru nga mën yokkul. te j'imagine que kër gi da nga ko tabax tabax bu baax tendu am na ñoo xam ne quand même ñu ngi am relation yu. dëgg la macha allah. li mu wax dañu koy seede rek gis naa koo xam ne ba ñu nee nañu wàññi kër yi. mi ngi wax ku ko luwe jarul nga koy wàññi ndax kër gi nga ma luwe dafa baax. te ni nga ma ko luwee neex na ma. kon jarul wàññi. moo tax nit booy tabax itam na nga ko tabax ak charte yi war anam yi ci war nga def ko. su waxee ñi nga xam ne dañuy construire jox sax nit yi dëkk for nañu ko suñuy nopp ñu ngi ñaanal yàlla suñu baay Aliou Sow. yàlla yóbbu ko ca aljana yi gën a kawe macha allah. ndax doon nañu gis muy def lu ni mel. waaye bu demee fa mu dem yàlla na ko fa fekk. loolu lañ koy ñaanal mais benn question bu ñëw sama bopp souvent. jërëjëf dama seetlu bâtiment yi fi tubaab yi bàyyi woon ba léegi changé wul mag tey la gën a dëgër mais tey ji am na ci ay bâtiment yoo xam ne sunu maçon yi nekk Sénégal yi ñoo ko tabax sunu entrepreneur yi ñoom ñoo ko tabax. te ñooyu bu ci am 15 ans commencé xàppati ko. man loolu man loolu laa moon comprendre pour la wuy loolu soo xoolee SICAP tabaxu SICAP bi tubaab yee ko fi bàyyi woon ak yeneen i bâtiment yoo xam ni tubaab yee leen fi bàyyi mais bâtiment yooyu fellul raful dañ koy sax daal di boole ci patrimoine classé yi mais bokkul mais nag suñu ingénieurs yi suñu ingénieurs yi dañoo xarañ de waaw xarañ nañ mais dama ne man c'est que néew ma aayuñu de mais dama seetlu immeuble bu ñu fi tabax ba mu am 15 ans bàyyi ko xel soo fa duggee da nga naan déedéet. mais loolu xam nga Ndoye Bane nan ma koy indi généralement par exemple ci sama gis-gis ci sama gis-gis bu gàtt mooy par exemple man maa am sama chantier jël par exemple kenn ku ma wóolu bu mooy defal suivi chantier xam nga tey jii nii bu ñu ne dañuy def brique de 10 wala ñu def brique de 20 xam nga man en tant que novice mënu ma xam par exemple la ban dosage mooy dem ci brique de 10 wala brique de 20
par exemple te lépp loo gis par exemple ci tabax yi ñuy tabax te mu nekk ay tabax yu moderne lépp mën nga ko calculer yow ci machine parce que léegi ingénieurs yi fa la ñuy toll. dañuy ay xale ndaw il faut les encourager. ben oui moo tax ma ne la suñu ingénieurs yi c'est des génies. parce que léegi lépp dañ koy jël ñu kii ko ñu daal di koy calculer mais yow mi di tabax doy baan boo nekkee da nga bëgg yow nga am tabax bu mucc ayib lan nga war a def. il faut mettre les moyens. quand yow boo bëggee par exemple tabax benn R+8 par exemple mu war a jor un exemple mu war a jar par exemple 200 millions. yow nga ne yow 75 millions ngay def ci R+8 loolu bâtiment boobu mën na dëgër. rey nit ñi la est-ce que mën na dëgër. tey jii nii yow booy def tabax da nga war a def li nga xamante ni moom mooy étude de sol. nga xool ndax yow suuf bi ngay tabax. baax na wala baaxul. suuf bi ngay tabax lan la attan. ndax R+4 la attan wala rez-de-chaussée la attan wala attan na R+100. loolu ay étude de sol la moom moo la koy wax pour te dire que ne que xale yi léegi dañoo yor seen ay mbir yoo xamante ne mën nañ la calculer lépp. ñu ne la tel brique mooy dem ci suuf tel brique mooy dem ci kaw dem sax ba ñu ne la par exemple suuf gee boo bëggee sax mu gën la jariñ da nga koy raaxee mais loolu yëpp xale yi ñu ngi koy def ci seen technique de construction. mais ñiy gën a indi jafe-jafe yi ci immeuble mooy ñi nga xamante ni du ñu def mukk ay moyens yu baax te wóor. wala yenn saa yi ñu def moyen mais am ñu nga xamante ni ñoom ñoo leen triandé ci wet yooyu yëpp saa ba kon li ñuy wax foofu mooy ku nekk nañ ko delloo liggéeyam ndax di nga gis xeetu traçage boo xam ne xaw ma nu lu koy waxee xam nga ni lii architecte doon def liggéeyu architecte entrepreneur def liggéey bu baax waaw voilà ñii war a def étude de sol ñu def étude de sol ñii war a def faux plafond ñu def jox leen ñu def faux plafond ñii war a def brique parce que léegi dem na sax ba léegi brique yi dafa industriel léegi defar brique léegi ci koñ xeewi na da ngay dem léegi ci société yi ñoom dañoo am seen ay machines yoo xamante ni ñoom ñooy defar brique day mel ni pondeuse day mel ni pondeuse voilà day mel ni pondeuse donc ñu liiwal la ko mooy ñi ko jàng tey jii ngay gis kenn benn Babacar nekk entrepreneur keneen ki nekk ni mu tuddati nga Evatra am liggéeyam jox leen mu dem wuti bañ bu ñu fay ko xaalisam ak yëpp de mu jël liggéey ba sous-traité ko jox ko ay maçon yu jógee fële ci ginnaaw ba mbay wala ginnaaw Pire léegi ku tooñ xanaa ki sous-traité liggéey waaw kay parce que les responsabilités quelquefois sont partagées ka fay dëkk du xam ni soo bëggee daal bu dëgër da ngay dem ngaay waaw wala Médina voilà boo bëggee daal bu dëgër da ngay dem ngaay boo bëggee sëru yu rafet yi ñuy ràbb yi mooy sëru balikaan yi ñuy ràbb yi it da ngay dem ngaay boo fa mënta àgg nga dem Njaareem wala boo fa mën wala nga dem marché HLM ña nga fa mais c'est que il faut dam li soo gisee ma bëgg a wax dama bëgg nit ñi génnee tuuti tappale ci liggéey bi parce que bâtiment soo koy tabax du caaxaan bâtiment du taaxaan. jàmbaar dëgg mooy tabax. waaw. tabax. jàmbaar dëgg mooy tabax cuune du tabax de. il faut nga am fit. parce que pourtant que yaa ngi ñu naan la terrain bi 1,5 million lay jar nga naan dafa cher xaaral ma xaar tuuti. di nga toog fii ak 20 ans doo ko am. dugg ci rek. di def nànk bu xeeb benn tonne ciment. da nga leen a jege te émission bi jeexul est-ce que yow amoo immeuble di ko nëbbu. yow amoo wax rek jaay na ma parce que. ci location laa ne bëgg nga woon ñu tam ñu am kër képp tam parce que gis naa ñi ngay taxawal. xam nga ay milliardaires lay taxawal ñuy waxi kër waxi terrain jaay na ma nag doo ne ma nag keneen nag ku jooytu leneen faw ñu woo fi juriste yi ñoom maître faw ñu wuy si ñu ndax kii dafa bokkoon benn appartement ak benn jigéen bi sous location waaw yow daal yaa neex a àndal dégg nga fi may waxee jigéen bi loué ko moom muy fay convenablement mais dafa xëy benn bés rek huissier ñëw génne leen bi mu leen génnee mu ne leen moom li tax muy génn ñu ne ko parce que kii nga xam ne moo la dëkkal du doon fay comme jamono dafa jafe jeena ba yéen itam ngeen yóbbu loolu faaw ñu xool ni ñuy defee kii bu bees politique bu bees pour que ñu location waaw salaamaaleykum allo waaw salaamaaleykum soxna si na nga def ñu ngi fii ñu ngi sant yàlla mbaa yéen a ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm macha allah waaw dama bëggoon intervenir un peu émission bi par rapport aussi à la construction si li Ndoye Bane doon wax léegi par rapport à la construction par exemple yi tubaab yi defoon ak suñu construction tey yi est-ce que ñun on a la possibilité de vérifier les qualités des ciments yi ñuy cimenterie yi di jaay parce que aujourd'hui bu fi Dangote ñëwee on a vu que la qualité de ciment bi ñuy par exemple kii di jaay par rapport ak ñi Dangote di proposer on a vu que y a une très grande différence ci ciment bi donc ciment yi ñuy jaay ñu koy tabaxee bu njëkk da nga daan gis taw
pour mu teel a wow c'était tout un problème mais aujourd'hui da ngay defar dal dafay teel a wow parce que ciment bi moo baaxul te ciment bi ñuy gars yi di jaay ñu koy tabaxee baaxul loolu moo tax c'est ça qui provoque les fissures c'est qu'il y a des gens sont avancés dinañuy def ay études de sol def ay loolu yëpp mais n'empêche que boo tabaxee da ngay gis ne dafay am fissure fissure bi bâtiment bi su reposé ba nga travaillé waat fissure yi ba pare da ngay gisaat day continuer fissure yi day ñëwaat loolu ce qui amène ça en général c'est que la qualité de ciment bi ñuy jaay baaxul est-ce que ñun notre état est en train de vérifier aussi la qualité de ciment que par exemple les cimenteries sont en train de nous proposer ça aussi c'est un autre débat. C'est sur le point là que je voulais intervenir. Merci madame. Merci beaucoup. Qui est très intéressant d'ailleurs et wax na dëgg parce que ñun itam amewuñu fi experts yi pour ñu wax ñu tuuti. qualité ciment boobu. il faut nga woon ñu leen fi. mais man lan moo tax itam yenn kër yi di jékki-jékki tabax bu bees nga jékki-jékki ñu ne la balcon ba màbb na wala daanu na la gis nañ ko ca Sacré-Cœur. benn immeuble boo xam ne à peine fini la ñu ko ne nañu ko daanal parce que immeuble bi fa ñu ko sañ ci baaxul. man du ma experte ci wàllum ciment yooyu noonu mais man for naa ci wu bëy que dès que par exemple am léegi cimenterie yi par exemple dañoo toll ci jamono ji nga xamante ni dafa am ay produits yi nga xamante ni dañ koy utiliser ah nuñ koy defaree ñoom ah loolu laa si ay information ne loolu moom mooy tax ciment bi di gaaw a wow. donc loolu information rek la woon c'est vérifié ou pas loolu nag c'est vrai état naam mais aussi ñi nga xamante ñoom ñooy association des consommateurs am nañ ci aussi wàll parce que association consommateur du lu ñuy lekk ak lu ñuy naan lu jëm ci wàllum bâtiment ci la bokk lu jëm ci wàllum téléphonie ci la bokk leneen ak leneen donc ñoom je pense que am nañu seen rôle bu nga xamante ne war nañu ko jouer par rapport aux matériaux de construction yi nga xamante ne ñu ngi koy rek daal di utiliser mais même ça au-delà ciment ak yooyu noonu am na des terres battues am na une usine bi nga xamante ne day defar ay briques yoo xamante ni c'est terre cuite la astafurlah argile terre cuite moom la ñuy def bu nekkee am na ñoo xamante ne peut-être maanaam Tombouctou voilà am na fii nii fii ci côté Diamniadio bi ñoom loolu rek la ñuy liggéey ay briques la yu ñuy defaree kon terre cuite donc ay alternatives am na mais matériaux de construction yi aussi association de consommateurs yi war nañ ci mën a taxaw ak ci lu mu mënti doon yenn saa yi sax da ngay jënd benn lavabo nga installé ko même pas 2 jours lavabo bi xar ak yi ni mel loolu yëpp ñoom am nañ ci wàll pour wax ci. sànq Eva mi ngi doon wax ni. dugg nga ci wàll bu am solo tam sanitaire loolu tam lu jafe la ki suuluwee di fay. waaw kii mais dafa est-ce que légalement am na droit suuluwee. amu ci droit. voilà léegi beneen yëpp gannaaw jamono parce que dañuy fu mu ne nii li ñu fi wax rek ci wareef jukki lay doon. ña ca war a jot dañ koy jot xool ci paquet bi la ca gën ñu dindi ko ndax am na koo xam ne mënta jël appartement moom kese. nañu xool ban politique la ñuy teg ba nga xam ne na ko déclaré très bien damaa loué kër gi. dese na ma benn néeg demal ca agence ba nga leen néeg bi dama koy ñu def ko ci contrat bi waaye su fekkee da nga jël ni dama fiy dëkk ak sama njaboot. après di def commerce ci biir loolu commerce la. di commerce ci biir jël benn néeg loué ko keneen. te agence ba yëgul borom kër ga yëgul. su ndaw soosu su xanaa xamoo su ma xëyee un jour dee ci biir kër ga. responsabilité bi waaw très bien loolu da nga koy wax ca kaw. bu ko defee ñu mën koo dégg. ak lu mën ci am nañu xam ne tamit soo loué moom ay problème rek lay indi. mosu ci am bàyyi. ay jikko yu bokkul la yu. jigéen la day xëy ne la génnal bu ko defee day nangu sa jëkkër. ngay fi suulee nit mu nangu sa jëkkër nga suulee fi xale bu góor mu doxaan sa jabar. na ñeen ñi mën a dëkk ñi mu tëdd mais loolu la immeuble yaa ngi fi xale yi jigéen ñu bari duñ fay parce que borom kër gi day leen di jël ci immeuble bi lii ma lay wax lu leer la da leen di jël borom kër gi day wàcc ne la maa ngi doxantu ci jàkka ja ma nga deuxième toog nga ni ma di naan ataaya lii yëpp day am dafay am ci immeuble yi immeuble 4 étages yi ko fa dëkk mbaadu day dawal oto ba ca kaw mu daal di dellu si waat dëkk ci immeuble 4 étages bi sa borom kër wareef nag lépp fi am waaw déglu ma rek lijjanti su neexoon ndax xale bu jigéen ba fa nekk rek bàyyi ko xel. nga ni mais nag kon xamoo parce que gars yi en général bu ñu nammee dara dañ lay won ne xale bu jigéen bi duñ ko kii daal dañ ko war dàq ci immeuble bi. xoolal duñu fay xale bu jigéen a ngi ci immeuble bi te du fay. lan waaw du fay dara. ciy doy grand bi wàcc di maa ngi seeti Babacar ndeke ma nga deuxième toog. di lekk korog monsieur. waaw di lekk korog monsieur korog mar. aji ko ba tax boole na ci korog monsieur boobu. voilà Dieynaba en tout cas. bi suñu corona duggul woon rek mu bett ma fii Sénégal. astafurlah bon Mia lii nga gis yow xam nga récréation la léeg-léeg sax da ngay concentré wu ba mujj sonn yii daf ciy baax mais Ndoye Bane daal mooy ngóor connaît tout. Très bien allo nañu may kii chance am mu dugg allo. allo c'est Idak.
enfin non xamoon naa ni dina dugg. parce que mi ngi ci wareef bi moom. non lundi muy ñëw du ma ko may dara sama grand. càmmiñal dëgg chimère. démb ba léegi ñu woote. ah oui. léegi dañ lay bàyyi nga wax sa soxla gaaw. ok su ma soxla bëriwul. d'abord damay féliciter Dieynaba Seydou Ba. c'est vrai maa ko doon suivre. dëgg la. waaw mais dafa am ñaari précisions yu ma bëggoon def qui sont très importantes. oui. première précision bi mooy. précision bi mooy man suma bailleur yëpp systématiquement ñëppay def seen déclaration. dëgg la alors déclaration dafa am ñaar déclaration de revenu ak déclaration foncière. d'accord ñaar yooyu systématiquement tous les bailleurs dañ koy def. beneen bi mooy. il faut faire très attention parce que exonération bi ñuy wax noonu ça ne concerne pas l'exonération sur l'impôt sur le revenu. mais ça concerne le foncier bâti. bon dégg naa am na benn daam bu dugg léegi doon ko wax mais ça concerne uniquement le foncier bâti et non l'impôt sur le revenu impôt sur le revenu moom kuy loué que di jot ay loyer da nga koy fay. maintenant pour am exonération boobu da ngay def demande d'autorisation de construire. boo paree nga woo waa urbanisme ñëw defal la certificat de conformité. mu conforme ak la nga laajoon boo ko amee ba pare nga boole ko ci état de droit réel nga di impôt kaay. tabax naa pare naa léegi dama bëgg ngeen defal ma exonération 5 ans sur le foncier bâti et non sur l'impôt sur le revenu donc cette ñaar précision yi laa bëggoon def. parce que ça peut prêter beaucoup à confusion. très bien. mais li mu wax c'est important parce que bu fekkee mbàyyi dem dañuy def seen ay déclaration au moins nañu am ay statistiques qui permettraient à l'État de prendre certaines décisions importantes par rapport au loyer. existé wul moom la Dieynaba Seydou Ba doon wax sànq problème de statistique la ñu am. dëgg bon ñaari précisions yi laa leen ko def mais waxal doy baat ni ko na bàyyi. agence yi yéen a seeral location bi agence yi la. waxal ma ko. très bien man association la bokk. en attendant lundi inchallah ñu woolu ko maa ngi fàttaliku bu baax Adjaratou Degen Chimère yal na ko yàlla yërëm. Il demande des actes concrets venant des autorités afin qu'il ait l'esprit tranquille. moom ndeysaan mais Eva dégg nga li mu wax ci daw si di noppal. Dans ce quartier, plusieurs bâtiments menaçant ruine campent le décor. Le maire de la localité estime que des solutions urgentes s'imposent. Quand notre service technique, ils ont fait le tout. Comme nous savons, nous sommes tous des Sénégalais. Les locataires n'ont pas répondu à une réponse favorable, c'est-à-dire c'est de sortir. Et ils ont cherché à refistoler un peu les endroits, et pensant que ça peut tenir. Une localité où des constructions anarchiques menacent la vie des habitants qui demandent assistance. Génération bi ku judd da nga ne ku judd ni nga fekkee bâtiment bi damay gis ay tabax yu anarchique. Dans ce quartier, des bâtiments sont construits d'une manière anarchique. Nous qui habitons ici, nous n'avons pas la conscience tranquille. Moi-même, j'avais saisi la DSCOS pour qu'elle vienne constater la situation. Nous vivons dans la peur tous les jours. Le sous-préfet de Dakar déclare que des mesures vont être prises pour démolir tous ces bâtiments vétustes. Tous les gens... Très bien, image yooyu itam ñoo ko gisandoo. Dieynaba defe naa démb rek la ñu ko fi wone muy wane ne liggéey bi des na li ñu war a liggéey bare na parce que tey boo dee def le tour de Dakar ñu ngi koy wax gis nga immeuble yu bare yoo xam ne waruñu sax exister ñu ngi exister noonu ngay gisee itam oto yoo xam ne ñu ngi daw te waruñu sax daw. Dieynaba amuñu visite technique. waruñu daw il faut pas que ñu jël lépp rek teg ko ci ndoddu dañu nekk ci dëkk boo xam ne dañuy dem vers le développement du noonu dañuy parfaire yenn yi. mais yenn saay sa développement boo ko bëggee il faut que yenn saay sax ngay rëkk ay ndigg. waaw sanction yi di daanu bon ma xamoo ko sanction
ndax mu gën a rafet donc sanction yi di daanu il faut faire pour nga def omelette il faut nga toj nen yi pour mu gën a neex mu gën a saf donc je pense que ne que yenn saa yi tamit pour nit yi mën a jaar ci yoon il faut que nga fermer un peu les yeux xaw a dur un peu pour ñu mën a jaar yoon parce que je pense que bâtiment bu daanu fekk kenn nekku ca moo gën fukki junni yoon bâtiment bu daanu fekk ay njabootan ca te buñ ca paree yeneen problème encore day indi état bi dina taxawaat joxewaat ay promesse ak yi ni mel te fekk ne peut-être mënu ko rek daal di wàcce mais nag lii day indi benn laaj suñu service étatique yi nga xamante ñoom ñoo war a toppatoo wàllum logement wàllum urbanisme ñoom it fa la ñu nekk ak protection civile générale je pense que ñu ngi ko daal di yóbbu ci dalal jëriñ ñu dénk wàllum kaaraange bi réew mi ministère donc de l'intérieur ñoom itamit ñu am ci wàllu bu am solo mais aussi communes yi parce que mairie yi aussi waruñu rek daal di voilà waruñu rek représente l'État voilà ñoom waruñu rek daal di tëdd rek ne voilà peut-être ne lii ak lii état moo ko war a lijjanti sànq maanaam dañoo jox exemple ñoom sax ñooy représenter état ci gox yi ñu nekk et puis am na ay compétences yi nga xamante ni dañ ko daal di jox mairie yi recenser kër yi daal ci def lañ ca war a def peut-être woo protection civile wala informer ñi nga xam ne ñoom la ñu war a informer loolu aussi yaakaar naa ne seen liggéey la nañu ko def ba mu mat kër moom boo ci dëkkee boo gisee ne fissure am na wala sax mur bi am na benn tooy boo xamante ni tooy bu xaw a suspect la noonu yaboo nga wut ci ay pexe parce que kër ak dëkkuwaay ak ndox mënta ànd dëkkuwaay itamit ak bâtiment bu dëgërul mënta ànd musiba naaru laay mën na ca xew dëgg la alors Dieynaba kontaan nañu loolu ci recevoir la yi nga dolli ci waxtaan bi wax dëgg yàlla leeral na yenn situation yi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak soppe yi toog di la seetaan. En tout cas merci beaucoup ça m'a permis aujourd'hui de waxtaan ci wàllum dëkkuwaay te fekk ne du émission sama kër parce que généralement ci dañuy gën a wax wàllum dëkkuwaay émission bi existé na depuis 8 ans ñun ñooy émission ak télévision bu am benn émission spécialisée dans le domaine du logement. gis nañ ne bokkoon nga fi ci benn foire boo xam ne. voilà foire de l'habitat du logement. c'est ça ñun ñoo ko organisé woon et ça parce que émission bi moom moo ko jur en fait. donc loolu la mais di wax que ne que suñu gouvernement bi oui ñi ngi jóge nañu Bamako. incha allah balaa yàgg dinañ dem seetiwaat beneen dëkk bu nekk ci sous région bi Covid bi moo ñu xaw a yéexal dañoo impacté donc voilà ñuy xalaat pour peut-être ci atum 2022 dem ci beneen dëkk pour wane aussi lu ñuy rek daal di def bu ci yàlla andee mais li am importance mooy que ne que kilifa yi ñuy seetaan nañu jàpp ne ñëpp ngi kër yi donc je pense que ñëpp mérité nañu kër yi voilà mais ñëpp ngi kër yi surtout jigéen ñi nag nga xamante ni ñoo nekk ca kër ya ñoo nekk ci bureau yi ñoo nekk ci secteur d'activité yu bëri te léegi accès kër surtout ci wàllu jigéen dafa nekk lu am solo mais nañu yombalal ñi ci liggéey bi 100 000 logements yi ñuy ñaan nag yàlla sotti ci ndox mu sedd ba ñu mën a taxaw ndax ñu mën a résorber un peu déficit bi nga xamante ni amal nañ ko ci wàllu kon ci wàllu société itam def ay coopérative yoo xam ne xaw ma nu ñu koy waxee. waaw coopérative d'habitat jarul sax peut-être société juróom benn nit rek mën nañ constituer coopérative d'habitat kon ñu tàmbali ko man yow Ndoye Bane mami ak Mia waaw ak Mia comme ça ñu am ci suuf yi en tout cas merci beaucoup Eva ci invitation moom la Poté bu ko boole suñu coopérative et puis yii da koy baaxal yii déedéet non da koy baaxal moom lu mu bokk mu sotti non mais lu mu bokk mu sotti mais Poté xam nga fulla bi ci war a am la ci du dara da koy fowee day fo gis nga genre boobu bu ñu demee fa ñu defee fulla par force xam su ma dee ko gisee rek damay bëgg en tout cas merci Ndoye Bane et puis di jéggalu aussi bu nekkee am na ay kàddu yu xaw a débordé dama tàmm toog ci wareef tey moom stress bi tey moom vraiment yéeg na moom non à la stress wallaay stress très bien Dieynaba ñu ngi lay
agence yi nañu bàyyi location bi ñuy yokk. dëgg nañ borom kër su mu nee 100000 francs laay loué sama kër. nañ ko bàyyi ci 100000 francs yooyu buñ ko dugg ci leneen. ay naan ko laajal 4 mois ak laajal bulletin de salaire loolu. normal loolu du dëgg du yoon vraiment beneen bi mooy may ndiwaat sama ñaan ga rek képp ku amul yàlla na la yàlla may. sama classe gi amul kër jeunes yeeg ak ñi nga xam ne ñu ngi ba waaj a nekk paa man te amaguñu kër yàlla leen yàlla may kër. bu ñu tabax dugg ci njaboot ndax yeeg day benn. xam nga Eva man damay jékki-jékki ma tiit est-ce que Sénégal li mu bindu nii un jeune marié am ñetti doom ñeenti doom dee bàyyi fi doom yi. amoo kër loolu problème la bu problème yi ngay gis ci mbedd mi yëpp. loolu la mais veuve yi ñoo gën a sonn ñëpp veuve yi te xoolal kenn fàttu fi doomu kenn. cité des veuves waroon nañ ko xalaat. moo tax maa ngi wax. non je veux dire non ci wàllu ndimbal xëy na appellation bi mooy 10. mais noonu association des veuves am na. waaw ba nga kon association des veuves ñu ngi fii ci bande ñaan yàlla may ay veuves lañ ay femmes yu bari lañu. man mus naa leen a non mën nañu am mais dama ni Miya Ndour nee na ndax bu nu amee jëkkër nu ñu def. man ko ba pare ñu génte ko nu tur bee 10 rek waaye du law bokk association ay locataire ñooy am locataire bu ci am kër dootoo ci bokk. jërëjëf mais problème bi mooy jeunes yi nañ jéem a def ci seen bopp yi wuti kër. Mais nag suñu doom yi dañ leen di wax mënuloo di rangale ay jabar rek ne da ngay tabax kër teel a dugg ci ay mbirum jabar. day freiné waxoon naa ko non jéem ba dëgg yow. mi ngi doon pare nga. ñaareel daal. waaw mooy kër. soo amee takk ba mu neex mais daal ñaareel. wala ñetteel tey di takk jàkk jabar bàyyi Mermoz takk jabar bàyyi Ngaay takk jabar bàyyi Touba. lan day wër di aaye di. fi mu ngeen koy waxee kon nafata. soo corona wàll ko ñëpp. waaw soo corona takk jabar bàyyi Ngaay takk jabar bàyyi Ndar. corona bi sax nag am na wujje li muy waree. da ngay dégg ku la naan diw la wàllu corona wàllu ma corona àdduna lépp ci am ku yóbboo buñ muñ yu neex yi fi ne yi naqadi yi fi ne te ñaan yàlla mu woyofal loxoom ñi nga xam ne amaguñu kër yal na leen yàlla may kër ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox lu ne gàññ macha allah ba mën nañoo dem ca compte ba xamuñu luñ fa am ak luñ fa ñàkk li leen yàlla tànn defal leen teranga na ngeen xam ne da ngeen daf leen choisir moo tax mu def lu ni mel ngeen woyofal seen loxo tuuti waaye itam ki nga xam ne itam dañ laa luwee kër ngal na nga góorgóor di baax a baax boo yéexee fay ñu jéggal la ko waaye nee nañ am bor du gàcce ñàkk ko fay foofu la gàcce bi nekk ñu ngi nuyu bu baax a baax waa Londres di leen sopp Maam Fatou Touré sama xarit boobu maa ngi koy nuyu Kadia Diallo Diop je t'aime beaucoup man itam maa la gën a sopp bëgg naa la lool macha allah nuyu itam yaayu jaratu Rose Yatte Thiam sunu magi bopp boobu mère Nana Ndaw ñu ngi koy nuyu bu baax kon boog firi gént la ñuy ñëw bàyyil place bi may remercier ki nga xam ne mooy Aza pour la belle tunique remercier sama coiffeuse moom itam li ci des wax dëgg yàlla dañ leen di jox rendez-vous altine incha allah di remercier bu baax a baax Mia ak équipe am lu dul baax ak a gën baax a noppale yal na ñu yàlla may dégg ak topp toog leen jàkkaarloog seen télévision Futur Média firi gént daal di leeral lépp loo xam ne rek gént ngeen ko